Bisangen. nañu nañu reculer parce que tribunal baa ngi nii buñ leen ko wanee ngeen gis ko fële nga xamante ne ngeen seen nële mooy palais de justice ñun ñoo ko gisandoo palais de justice bi aujourd'hui c'est à peu près à 50 mètres des jeunes périmètre bi fa lañ ko def ñaa ngi nii ngeen gis nii ñuy manifester di wane ne ñoom ñii tey duñu nangu kii nga xam ne moo di Ousmane Sonko delluwaat section de recherche li ñu bëgg mooy chef d'inculpation yi nga xamante ne dara du ci dëgg chef d'accusation yi nga xam ne dara du ci dëgg ñu teggi ko ci noddal Ousmane Sonko libéré ñëpp ñi nga xam ne ay otage politique lañ Ousmane Sonko dellu ci njabootam dellu ci ay ñoñam sénégalais yi itam dellu seen njaboot dellu seen ñoñ parce que li ñu bëgg tey jii nii rek mooy justice am ci réew mi kon pour la libération ki nga xamante ne moo di le président de Pastef Ousmane Sonko ñu bàyyi leen ngeen dund ambiance bi. ara sax ma jël kenn koo xamante ne dinaa ko ci laaj xool moom naka la gisee mbir mi kilifa gi xanaa ma laaj la rek di la laaj tey jii nii seen taxawaay lan moo ko waral ak lu waral ngeen taxaw fii tey jii nii pour wax ak sénégalais yi. waaw xam nga dañoo ñëw taxaw pour wax ak sénégalais yi parce que Macky Sall ñun ñoo ko joxoon suñu lépp ba muy jël nguur bi ñaata moor moo am ñu jox ko suñu lépp Cissé Lo fii la taxaw assemblée nationale ñëpp jàkkaarloo moom mën a ñii ay caga lañu suñu leen joxee suñu leen waxee lu ñu fi nekkee ñu ngeen jël ay yat te pourtant dañ koo muñal boobu ba léegi ñu ngi koy muñal Covid am ñu tayal suñu 1000 milliards jox ko ba léegi kenn laaju ko rapport kenn laaju ko dara ñu toog ba tey jii mu téye un Sonko ndax lan affaire viol loo xam ne ñëpp xam nañ ne complot la ñaata mort moo am France de lu fa xew Macky Sall lay taal ay vol combien d'heures lay def 6 heures de vol tey jii ñu ñëw taxaw suñu réew ni Macky Sall mënu sa génn gémmañam wax premier ministre am xawma Antoine Félix Diome fii la taxaw ak arrogance bu métti boo xam ne téye ko dafa teg ci kaw askan bi. yéen nee na ay terroristes ngeen te ngeen yor drapeau bu Sénégal loolu ngeen ciy tontu. non loolu moom amul Sénégal amul terroriste ñun suñu biir nañ waxat ne dëgg kenn raxuñu suñu biir la le 9 Sall en famille on est en famille Macky Sall su bëggee taxaw di wax ak bitim réew bañ a wax ak ñun Antoine Diome ñëpp dégg ngeen discours mu wax ak ñun discours français bi ak discours wolof bi bokkul Antoine Diome tey ma taxaw ay doomam daan leen ay terroriste lañ te xam naa ne caméra ay tax su ne woon caméra mu saaga ñu ndey. léegi dama leen laaj rek mooy tey jii nii est-ce que da ngeen a bëgg a ñibbi ànd ak Ousmane Sonko wala fi ngeen ko nama bàyyi tey. Ousmane Sonko plus les détenus ñëpp dañuy ñibbi 16 millions de personnes 50 personnes da bëgg a yor suñu réew di def lu ñu neex la ñuy def si di dëkk pour lan Ousmane Sonko deful waxul dafa yee sénégalais yi ñu ànd ak moom ci loolu. gis nañ ñi nga xamante ne ñoom ñooy kilifa diine yi daal leen woo sans violence tey ngeen ñëw na du ngeen def violence daal leen di dégg est-ce que yaakaaru leen na Macky Sall itam war na leen a dégg bu dee yéen ñii tey jii di ay ndaw dégg ngeen ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa diine yi. ñun Sénégal dañoo am respect suñu kilifa diine ñun loolu la ñu yaree waaw Macky Sall déggul kenn ku dul tubaab yi Macky Sall déggul kenn ku dul tubaab yi kilifa yi ba ñu waxee ñun dañoo teg suñu tànk lépp taxaw mais Macky Sall moom ba mu taxawee situation ordinaire ba léegi si la téye. kon boog ñoo ko déggandoo ñoo ko gisandoo gis ngeen li nga xamante ne tey jii nii moo am fii ñi nga xam ne ñoom ñooy ndaw ñi tey nanguwuñu yenn yi ñu ngi koy kaar rek ñoom ndaw ñi Sonko rek moo leen ñor bu ko defee rek ñu suivre ndoo ak yéen ambiance bi. gis ngeen kii touche pas à Sonko la wax l'homme du peuple la ñu jàppee ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko et ces sénégalais là sont le peuple sénégalais ñi ñooy le peuple sénégalais comme ñoom nee nañu Ousmane Sonko moo leen di représenté ñu nangu ñu jaay ko doole du ñu nangu complot ci kawam ndaw ñi nee nañ muñ nañ ba sonn waaye muñ gi nag eggul ci ñu jàpp kii di Ousmane Sonko comploté ko nee na muñ gi eggul ci nanguñu complot bi nga xamante ñoo ngi koy teg Ousmane Sonko nee na muñ gi nanguwul tey jii nii ñoom ñii ñuy seetaan Ousmane Sonko ak ay ñoñam ñu tëj leen ci kaso bi nee na ñoom duñ ko nangu moo waral ñu génn def seen manifestation spontanée ndaw ñii daal ku leen déggul tey ma xam ne yow Sénégal ñoru la ndaw ñii ku leen bàyyi xool te yërëm leen ba xam ne Sénégal ñoru la parce que lii ma gis fii tey jii nii c'est une jeunesse boo xamante ne lenn rek moo lay ñor mooy sénégalais. yéen gis nañ ne tey jii nii yéen a ngi. dañoo am naqar nen bàyyi Ousmane Sonko libéré Ousmane Sonko la ñu wax ñu bàyyi mbooleem kuñ booleeg moom ñu jàpp ko nañ ko bàyyi loolu moo ñu andi.
Macky Sall dégage. kon ba ñoo ko déggandoo gis ngeen ñoom nee nañu Macky Sall dégage waaye lu mu si mënti noonu daal l'essentiel mooy Ousmane Sonko nañ ko maintenir bu ko defee ñoom buñ bàyyee Ousmane Sonko ñoom ñu mën a dox seen jàmm waaye daal nee nañu buñ ko bàyyiwul mënuñu nangu yi te li ci gën a neex mooy ndaw ñi tey nee nañu dégg nañ appel bi nga xamante ne kilifa diine yi wax nañu ko te appel boobu noonu moo waral ñu indi jàmm kon keneen ki nga xamante ne moo war a dégg wooteb kilifa diine yi ak wooteb médiateur mooy le président de la république bu leen respecté amaana dina indi jàmm xanaa ñu bàyyi xel loolu rek déglu ko xool tey naka la wànnante di mu jég bëtam je rappelle juste qu'une chose fii ñuy wax ak pendant que ndaw ñi ñoom ñi ngi def seen manifestation ci biir tribunal bi kii di président Ousmane Sonko en principe mi ngi war a jàkkaarloog doyen des juges parce que 11h la war a jàkkaarloog moom et en ce moment il est 10h36 waaye loolu xamaguñu mais le plus important mooy en ce moment li ñu gis nii mooy ndaw ñi ñooy manifester xaaral ñu laaj keneen kii sax moom lan moo waral taxawaayam bi sëñ bi tey lu waral sa taxawaay fii ak lu ngeen bëgg. waaw gis nga moom ñun dañoo ñëw moom pour jéem a xam nga accompagner suñu leader bi mooy Ousmane Sonko parce que liñ ko tegal moom vraiment ñun kontaanuñu dañ ko tegal loo xam ne daal vraiment loolu dafa métti si nit ñi moom surtout la population fi mu toll nii moom population bi daa mere surtout l'état du Sénégal parce que loolu dañ ko waroon a liggante dès le début mais dañoo bàyyi ba affaire bi dégénéré ñi bëgg a régler ce problème te donc instant yi ñun fi mu toll nii moom du ñu accepter loolu donc ñu ngi si ginnaaw Sonko instant yi nii nañ ko bàyyi wala fi mu toll nii moom fu ñu bëgg ñu dem moom nañ fa egg te fi mu toll nii moom ñun suñu bakkan moo ñu ko jot inshallah ok allez merci beaucoup est-ce que tey nekkul da ngeen a bëgg a yóbbu Ousmane Sonko mais Ousmane Sonko dañ koy gunge ba këram fu mu toll nii te fu mu toll nii ñu ngi remercier surtout les forces de sécurité parce que ñoom quand même c'est des personnes conscientes xam nañ li ñuy def donc ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay donc fi mu toll nii kenn du ñëw jaxase surtout suñu dëkk bi yàgg nañoo bokk ensemble donc fi mu toll nii xeex bom ba faw du ñu bàyyi. Macky Sall dafa bëgg a moom Sénégal merci beaucoup ñun duñu ko nangu tey suba ñoo ko déggandoo les jeunes n'acceptent pas les jeunes nee nañu duñu nangu tey ñibbi sans Ousmane. dañoo am naqar nen bàyyi Ousmane Sonko libéré Ousmane Sonko la ñu wax ñu bàyyi mbooleem kuñ booleeg moom ñu jàpp ko nañ ko bàyyi loolu moo di andi Macky Sall dégage. kon ba ñoo ko déggandoo gis ngeen ñoom nee nañu Macky Sall dégage waaye lu mu si mënti noonu daal l'essentiel mooy Ousmane Sonko nañ ko maintenir bu ko defee ñoom buñ bàyyee Ousmane Sonko ñoom ñu mën a dox seen jàmm waaye daal nee nañu buñ ko bàyyiwul mënuñu nangu yi te li ci gën a neex mooy ndaw ñi tey nee nañu dégg nañ appel bi nga xamante ne kilifa diine yi wax nañu ko te appel boobu noonu moo waral ñu indi jàmm kon keneen ki nga xamante ne moo war a dégg wooteb kilifa diine yi ak wooteb médiateur mooy le président de la république bu leen respecté amaana dina indi jàmm xanaa ñu bàyyi xel loolu rek déglu ko xool tey naka la wànnante di mu jég bëtam je rappelle juste qu'une chose fii ñuy wax ak pendant que ndaw ñi ñoom ñi ngi def seen manifestation ci biir tribunal bi kii di président Ousmane Sonko en principe mi ngi war a jàkkaarloog doyen des juges parce que 11h la war a jàkkaarloog moom et en ce moment il est 10h36 waaye loolu xamaguñu mais le plus important mooy en ce moment li ñu gis nii mooy ndaw ñi ñooy manifester xaaral ñu laaj keneen kii sax moom lan moo waral taxawaayam bi sëñ bi tey lu waral sa taxawaay fii ak lu ngeen bëgg. waaw gis nga moom ñun dañoo ñëw moom pour jéem a xam nga accompagner suñu leader bi mooy Ousmane Sonko parce que liñ ko tegal moom vraiment ñun kontaanuñu dañ ko tegal loo xam ne daal vraiment loolu dafa métti si nit ñi moom surtout la population fi mu toll nii moom population bi daa mere surtout l'état du Sénégal parce que loolu dañ ko waroon a liggante dès le début mais dañoo bàyyi ba affaire bi dégénéré ñi bëgg a régler ce problème te donc instant yi ñun fi mu toll nii moom du ñu accepter loolu donc ñu ngi si ginnaaw Sonko instant yi nii nañ ko bàyyi wala fi mu toll nii moom fu ñu bëgg ñu dem moom nañ fa egg te fi mu toll nii moom ñun suñu bakkan moo ñu ko jot inshallah ok allez merci beaucoup est-ce que tey nekkul da ngeen a bëgg a yóbbu Ousmane Sonko mais Ousmane Sonko dañ koy gunge ba këram fu mu toll nii te fu mu toll nii ñu ngi remercier surtout les forces de sécurité parce que ñoom quand même c'est des personnes conscientes xam nañ li ñuy def donc ñun ñoo bokk
ñoo bokk ndey ñoo bokk baay donc fi mu toll nii kenn du ñëw jaxase surtout suñu dëkk bi yàgg nañoo nekk yàgg nañoo bokk ensemble donc fi mu toll nii xeex boobu ba faw duñu bàyyi. Macky Sall dafa bëgg a moom Sénégal merci beaucoup ñun duñu ko nangu tey suba ñoo ko déggandoo les jeunes n'acceptent pas les jeunes nee nañu duñu nangu tey ñibbi sans Ousmane